di député jiite parti politique bi di FSD/BJ Cheikh Bamba Dièye li ëttu attekaay bi ñu naan cour de justice de la CEDEAO génne keroog ne am na ay ndëngte ay rëq-rëq yu bëri am ci ni ñu àttee Khalifa Sall meeru Ndakaaru ba tëj ko ci kaso bi boobaak léegi am na kon lu ci am ci lu jaaduwul yéen ngeen jàpp ni li muy tekk képp mooy Khalifa Sall des ko war a génne ci kaso bi. jërëjëf Babacar ñun amuñu lu ñuy jàpp wala boog man Cheikh Bamba Dièye awma lu may jàpp damay commenter rek ndax dañoo am jafe-jafe bu rëy ci réew mi am situation boo xam ne ñun Sénégalais yépp ñoo ko dund ñu fekk kilifa te du kilifa gu tuuti ci réew mi génne ko ci biir fi muy liggéeyee ci taxawaayam ci kaw ay tappale ak i bëgg boo xamee ni bëgg nañ ko rek pour faagaagal ko jaarale ko ci ay systèmes yoo xamee ni képp kuy responsable politique wala nga kuy sénégalais rek te ànd ak un tout petit peu de bon sens amoon nga ay tegtal yu leer nañ pour xam ne nii ñu ko doxalee ak fi ñu ko jaarale lenn jaaru ci yoon ñaareel ba aussi mosuñu ko dañ di ko dénoncer ba keroog bi ñu ko indee assemblée nationale ak jaay doole gi ñu ko fa jaay doole mépriser ay droit wam dëggaate ay li nga xamee ni mooy présomption d'innocence am yooyu yëpp ñu ko doon jooytu te ànd ak ay sénégalais li ñu ci nga xamee ni tey jii moom la décision cour de justice bu CEDEAO génne dafa fekk ni rek heureusement que génn nañu Sénégal ay nit yoo xam ne amuñu benn intérêt pour jàppale Khalifa Sall wala benn intérêt pour gàllankoor Sénégal xool nañu froidement benn situation indi sénégalais yi ci wàll ñi féete gouvernement bi ak ñi nga xam ne ñoo taxawal Khalifa Sall déglu leen ku nekk te loolu Khalifa Sall sax amu ko woon fii ci biir. mais baax na tamit ñu leeral ni cour de justice bu ñu sukkandikoo ci lu ñu wax du ne jàpp geeg yooyu moo teguwul ci yoon waaye jamono ji nga xam te ne fal nañ ko député ba ni ñuy lever immunité parlementaire am foofu la jalgati gi am. kon dafa mel ni mbir yi du lépp moo jaarul yoon mais moment boobu la wax ne mbir yi jaarul yoon jalgati ci la amee. sama mbokk njéeneen bi moom xam naa ni dafa ndekkiwul tey ji moo tax waaye dinaa ko ànd ak moom woowaat ko ci ñu delluwaat ci chronologie événement yi d'abord li CEDEAO wax mooy benn droit wam yi mooy ñu war ko taxaw avocat muy avocat ca bañ la woowee amu ko ñaareel ba présomption d'innocence maanaam doomu aadama boo ko jëlee lu boo amoon bu am firnde bu leer nañ ni moo def sax dafa am yaakaar boo xam ne da nga ko war a may pour que ni mën naa indi lay ci biir boobu. ñu daane la ñoom ne procès du procès équitable tamit. te ñetteelu affaire bi. mooy procès bi jaarul yoon man damaa laajte ñun sénégalais yépp ñun àddina ñun doomu aadama kese waaw nan nga mën a jël gor sa ay nawle xool que ni kii procès équitable jàppalewuñu ko dimbaliwuñu ko te kenn mayu ko benn yoon fu mu taxawee. nga bëgg a xalaat ni rek. waaye finalité ba cour de justice de la CEDEAO waxul ni Khalifa Sall bu ñu jëlee loolu yëpp waxul tamit des ko war a génne. non attends conséquences yi ñun ñoo ko war a tirer ñun Sénégal parce que Khalifa Sall cour de CEDEAO dugalu ko kaso. gouvernement au Sénégal Macky Sall ci tappale moo wër ko wéeru ci kaw justice yi ànd ak ay naafeq yu nekk foofu utiliser leen instrumentaliser leen ak ay gaayam pour jot ci Khalifa Sall ni ko ràpp ci biir kaso bi ñooñu ñoo war a tirer les conséquences mais ñii lu ñu wax dañ ni waa yéen àddina yéen Sénégal est-ce que nit mën nañ ko ràpp ci kaso bi su fekkente ni benn avocat taxawul jàppale ko ñaareel ko kenn mayu ko benn sago pour mu mën a défendre boppam ñetteel ba yoon yi ñu ko jaarale yépp dara daganu si nga ñëwaat ci assemblée nationale sénégalais yi en fonction de la constitution ak ni nga xam ne noonu la ñuy defee lecture code électoral d'abord bi mu nekkee candidat ñu waroon ko bàyyi ndax amoon na ku mel noonu ki situation yu mel noonu ñu bàyyi woon ko mu campagne moom dañoo lànk parce que simplement bëgg nañu damm ay tànkam ñu fal ko mu doon loo xamee ni CEDEAO si boppam nee na leen loolu détention boobu c'est illégal ñu maintenir que en prison mu am immunité parlementaire am ñu ne ko doo ko fi amee tey jii futti ko ba mu set wecc yanu ko foofu ni ko ràpp ci biir kaso bi mais qu'est-ce que les Sénégalais veulent lan la nit ñi bëgg est-ce que lii justice la est-ce que lii yoon la est-ce que lii sago mën na ko nangu wala xel mu dagan mën na koo nangu. en tout cas gouvernement bi génnee na communiqué am ne yéen li ngeen wax seen njàngatu bopp la waaye ñoom li ñu jàng mooy yëf yi tekkiwul ni Khalifa Sall tëj giñ ko tëj jaarul yoon kon des ko war a bàyyi mu ñibbi. waaw mais nan la sa procès bañ a équitable amuloo présomption innocence ñuy xotti sa immunité parlementaire de tenir la en détention illégale ba pare sa procès mën a équitable le problème mooy dama lay indil benn xiisa Babacar diggante Serigne Touba nafa am na law bi barakat yi ak Xaalima Jaxate Kala ak Lat Joor dañu amoon différent ci xare Samba Sadio Serigne Touba ne araam na ñuy jàpp jullit
jaam maam Xaali ni ko Amadou Cheikhou da doon wootal yonent Sëñ Tuubaa ni ko waaw kan moo doon wootal yonent kan moo wax ne Amadou Cheikhou da doon wootal yonent mën nga Kajoor mën nga kan moo doon xeex ak Amadou Cheikhou mën nga Kajoor suñu mag bi ni ko wax nan la nit di xeex ak nit ba pare di wax si moom jàmm l'État du Sénégal est disqualifié moom dafa war a tëj gémminam jamono yi li mu war a def kañ moo ñu seet nan la ñuy sauver. mais est-ce que tamit ëttu àtte bii di Cour de justice bu CEDEAO dogal yi muy joxe est-ce que nekk dogal yoo xamante ni dañ ko war a forcément doxal wala boog c'est tout simplement symbolique maanaam loo xamante ne xëy na dañ koy joxe ñaax ci nguur yi wala dañ ko war a doxal ci saa si. dama jàpp ne ku sa morom jër béykat boo dul béy njëgu béy nga. Cour de justice européenne lépp lu mu dogal day daal di taxaw ci kaw bopp état yépp te ñun Sénégal. si lu ñu kenn foobar forcé wul ñoo bokk ci membre fondateur du CEDEAO yi ñun suñu bopp ñun ñoo ratifié lépp luy convention charte protocole bu mu mën a doon bu war mën a dagal institution extra communautaire yi nga xamee ne am nañ ko. te beesul sax ndax ci mbirum Karim Wade tamit man num ëttub attekaay boobu di Cour de justice la CEDEAO am na yu mu waxoon yu ni mel ci bi ñu jàppee Karim Wade waaye nguur gi bàyyiwu ci xel doxalewu ko. xam nga loolu aussi day indi faiblesse bi nga xamee ni ñi ñu jiital amee nañ ko parce que dara li fi nekk mooy gor gu nekk ak citoyen bu nekk boo ko waree atte ko mais pour nga mën a am liberté ak conscience bu tranquille ci atte bi may ko ay droit am parce que criminel ba gën a bon te nit ñi yegguñu foofu dañoo am ay droits élémentaires te boo méngaleeg kaawu Khalifa Ababacar Sall ak yenn situation yi xew ci seen biir ñoom ci ay délit ak ay corruption fait de corruption avéré ak sàcc alalu réew mi yoo xam ne mën nga ko multiplier par 30 40 par rapport ak lii nga xam ne ñu ngi koy soupçonné en toute illégalité ci Khalifa Ababacar Sall. da ngay xam ne soupçon nga wax de. non damay soupçon la présomption d'innocence laay waxee fii ci kaawu Khalifa Ababacar Sall parce que jusqu'à preuve du contraire. li ngay tudd ci nguur gi fi ne jamono ji ci ay jalgateeg yooyu loolu mandargaale su ko fenn gum bokk. déet xam nga fii ñuy wax nii. ñoom ñaari cas yépp mën nga leen likkale ci benn aspect parce que su fekkente ne kii lëmbee ayu yépp te nekk ci suuf di ruumandaat mbir yi muy Macky Sall moom si boppam moo yóbbu boppam ville de Dakar ci kaw dama bëgg a leeral loo xamee ni prérogative am sax nekku fa ñu jàpp ni booy digle sangu da ngay sangu ba pare pas-pas yi ñuy wax ñun mooy que ni lépp loo xamee ni teg nañ ko ci benn doomu aadama dafa war a doon situation boo xam ne képp kuy sénégalais dafa war a yaatu ba yegg si yow mënuñoo comprendre ci pour des fonds pour des faits politiques ak un intérêt politique évident nga acharné wu ci benn doomu aadama say nawle à l'échelle internationale wane na ni yow naa fekk nga ni nga doxalee yëf naa fekk la ñi ànd ak yow ay tappalekat lañu te tey jii wan na leer naññ ni ñun war nañoo jàpp conseil constitutionnel génn leen ci biti ndax genn fas bu ko sàngalulee awraam dàqalu ko bañ dagg sànni moo si gën te dara yàqul réew mi lu dul ces complicités non dites yi nga xam ne ñoo ànd nekk ci biir système politique ak système judiciaire au Sénégal te lépp luy bon bu ko Macky Sall di yëkkatee wala ñooñu nguur yëkkati ko ñoo leen ci fare te noonu la ñu mas a tàmbalee moom la ñu mas a jafe moom la ñu mas a taxawee. et c'est ça le problème de fond. yaa ngi présomption d'innocence mbirum Khalifa Sall mais xam nañ ne premier instant atte nañ ko ba pare tribunal daan ko escroquerie maanaam détournement sax lañ doon wax waaye escroquerie lañ ko daanee juróomi at yu mu war a tëdd loolu day wane ne est-ce que présomption d'innocence amati na dès l'instant que yoon daan na ko. déedéet yoon bi yoonu naa fekk la. mais yoon la ak nu mu demee justice bu Sénégal la. déedéet du justice Sénégal. parce que justice Sénégal justice su Macky Sall la. ah bon. évidemment. li ngay wax de moo jural Barthélémy Diaz. dama moo kasoom. waaw gis nga loolu moom affaire Barthélémy ngay wax ak Cheikh Bamba Dièye li may wax nii man du leer naññi la dama ni ku doon laam-laamee ci Sénégal naa fekk gi nekk ci système judiciaire au Sénégal tey am nga ci preuve bu leer naññ parce que bu fekkente ni bon sens ñëpp ñoo ko am ci àddina un cas simple ci biir Sénégal ay complicité ak naafeqari boo xamee ne c'est nationalisé ñu samp ko taxaw ay complicité yu yëgg dayo ñëpp waaf ñi nga xam ne ñoo nekk ci circuit bi waroon a jël seeni responsabilité yëpp waaf que ce soit au niveau du système policier judiciaire au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des institutions ñëpp waaf bi ñu waafee ba pare les Sénégalais yi dañoo def. mais Cheikh Bamba Dièye li ñu tuumaal Khalifa Sall mooy jël alalu réew mi jëfandikoo ko te indiwul ay firnde. non attends moom la état Sénégal wax parce que tey jii balaa. loolu moo feeñ ci tribunal loolu moo feeñ ci àtte bi ci tribunal. li feeñ tey jii li feeñ ci tribunal. li feeñ ci tribunal mooy gars yi dañoo lekk avance te ku lekk avance tëdd pom
parce que tuuma gi ci moom ay avocat weddi wuñ ko dañ ni xaalis boobu nañ koy jëfandikoo loi waxul ni nii ak nii la war a doon waaye li tribunal wax mooy xaalis bi da koo génne joxe ko te amul ay këyit. xam nga Babacar loolu beneen aspect dossier bi la mais tey jii bu ñuy wax te di doxee point par point jaaree de nekk sa buntu ba balaa ñu yegg ci lal bi on comprend que ni balaa ñu yegg ci foofu dañuy wax d'abord préalable yi. parce que man munoo ma wañ dammate ma mboxoñe ma ba ma mokk rumbax nga indi benn affaire boo xam ne da nga koy teg ba pare jaarale ma si tasaare ma ni daal di léegi day am nga dëgg déedéet dëgg gi kañ pour mu war a leer nañ ni état bi li muy def lu yoon la dafa war a gàddloo dëgg googu dès le départ te dès le départ dañu am volonté manifeste pour attenter aux libertés de Khalifa Ababacar Sall am volonté manifeste pour que kii ñu bañ ko may benn yoon sagoom pour mu mën a ànd ak ñi ko war a àndal jàppale ñi ko war a jàppale te loolu la constitution au Sénégal wax ñu taxawu ko du sa police ba du sa instruction ba du sa assemblée nationale ba te foofu la gën a bone te c'est heureux aujourd'hui que ñu mën a taxaw cour de justice du CEDEAO wax ni la nga xamee ne ñun ñii député yi nekk ci opposition bi ak yi nekk non inscrit waxoon nañ ko ca biir assemblée nationale yenu ko yóbbu ko au conseil constitutionnel mu doon loo xam ne dañ koo dund dans notre chair ndax du ñu ay dof ay magum jëmm lañu ay mukallaf lañu lu dul dëgg bu feeñee dañuy xam ne lii du dëgg loolu moom metti ci Sénégal da ngay gis loo xam ne ni jaarul yoon tooñ bu wér la nga dénoncé ko ay magum naa fekk taxaw au lieu ñu seet ñi nga xamee ne ñoo leen di fay muy contribuable sénégalais yi au lieu ñu seet stabilité état bi au lieu ñu seet sécurité doomu aadama yi ñuy wuti ay intérêt yoo xamee ni wala di toppatoo ay bëgg-bëgg yoo xamee ne wala di tarbiya ku jarul tarbiya koo xamee ne bu ëllëgee day dem bàyyi leen fii et c'est ça le problème parce que problème mu Khalifa Ababacar Sall bala ngay yegg sa justification ya da nga naan waaw kii nga xamee ne responsable la di citoyen ki Sénégal fi nga ko jaarale yépp ndax foofu mën nga fa jaarale gor ba pare bëgg am à la fin une conclusion que ni dafa sàcc alal réew mi s'il est évident que ni sàcc la s'il est évident que ni dafa jël alal réew mi lan moo tax xanaa kay sàcc boo ko bëggee condamné lan moo la empêché nga may ko ay droit am yépp à 100% pour que à la fin décision de justice bi ngay génne mu mën a crédible ñun sénégalais yi nag ñu ngi dof doflu te may nag ku sa bopp di métti ngay faj sa tànk bu yàggee di nga am feebaru bopp am feebaru tànk lii li mu wane mooy ci biir magistrature bi ak si suñu conseil constitutionnel ak si suñuy institution am nañ ci ay nit yoo xamee ni doy nañu waar ëpp nañu waar sax et li yàq réew mi tàmbaliwul sax si Macky Sall moom mi nga xam ne dafa am bonam mu leer nañ mu assumé ko mais bi gën a bon mooy ñi nga xamee ni dañoo waroon a taxaw tëdd njaaxaanaay far ba tëdd sa naaj ba pare bëgg ñu gëmloo ni dañuy àtte te li gën a metti mooy dañuy escroquer ba pare di ñu sàcc ba pare di ñu toroxal ba pare di lekk suñu xaalis ba pare et à la fin du mois c'est nous qui les payons. mais ñooñu ngay xas di justice beeg ak conseil constitutionnel ak yooyu li nga leen di wax ne am na si ñoo xamante ne ñu bon lañ pourtant bu ngeen jaaxlee ci ñoom ngeen jëm la preuve mooy barki dem rek opposition bi dugal na recours ñeel wàllum loi parrainage bi di koy ñaawlu di sàkku ci conseil constitutionnel mu atte ko mu neenal ko kon ndax waroo amul da ngeen leen di xas bu pare bu ngeen ëlbatikoo jaaxle ci ñoom ne nañu joxe dëgg loolu lu mën a demee ñun bu ñu demalee si ñoom si ñan la ñuy dem ñun ñi leen di fay ñun man ak yow ak sénégalais ñuy déglu ñun ñoo leen di fay waroon leen fa dem déedéet lu tax ñu leen di fay suñu xaalis di leen fay xaalisu Sénégal pour ñu atte pour ñu taxaw assurer sécurité bi ñu wàcc seen i liggéey wàcc seen responsabilité xasuma kenn dëgg lay wax te dañoo war a bàyyi Sénégal bu nit dee wax dëgg ñu naan dafa mer wala xasuma kenn meruma maa ngi sant yàlla mais je dis la vérité et c'est très triste et c'est douloureux que ñu am ci réew mi ay élite yoo xamee ni seen bon ci réew mi foo ko natt weesu na ko te on n'a pas le choix parce que pour l'histoire et pour la réalité war nañoo am fu nekk donte xam nañ ni fu ñu demee ay tappalekat lañ ndax li ñu ñoom xamal ñoom li ñu tàmmal ñoom mooy lu Macky Sall la wax dëgg la lu keneen wax ay fen la ils ne sont compétents que pour jël seen i salaire ak seen i ay émoluments. kon seen recours bi xanaa kon loolu mooy wane ne xëy na wekkoo leen ci yaakaar bu rëy doonte yóbbu ngeen ko ci kanam conseil constitutionnel ñeel wàllu parrainage. recours bi obligation la droit la su ñun moo tax ñu koy def. xam ngeen ci yaakaar bu aboutir. pour l'instant ñun on est comme Saint Thomas dootuñu gëmati lu dul lu ñu gis te alhamdulilahi rabbi alamin bu sénégalais yi jàppee ni
wala lenn ci Sénégalais yi jàppee ne mën nañu tëj ci réew mi sous une forme de mur de verre et de plafond de verre. di def seen jëfi tappale gu jéggi dayoo yaakaar ne kenn gisu leen dañuy nax seen bopp. léegi mbirum Khalifa Sall moom gouvernement bi gis nga taxawaayam gannaaw coowal décision cour de justice de la CEDEAO lu jëm ci élection présidentielle yi nga xam ni ñu bëri dañoo bëgg mu doon candidat ñi farek moom élection yooyu juróom benn weer ak slëf moo ca des sa gis-gis yow en tant que opposant Khalifa Sall dees wooy rek di ko wax ni mooy sunu candidat di yaakaar ak génnam te élection yi ñëw na ba noppi wala des ko war a wutal keneen ku ko wuutu ci joŋante yooyu ci sa gis-gis lu mu war a doon. man de bu ma doon Khalifa Ababacar Sall dinaa wax kanamu sénégalais yépp ni candidat la te candidat laay doon ci élection présidentielle yi ndax li tax ñu yóbbu ko kaso bañ mu nekk candidat moo tax su ma doon Khalifa Sall dinaa wax ak sénégalais yépp ni leen su fekkente ni da ngeen jàpp ni ci seen réew yéen nit mën nañ ko ni ciix jàpp xotti suturaam toroxal ko ni ko ràpp ci biir kaso bi ngeen ferew ko laay tëj te lem seen bopp taxaw di ko seetaan kooku seen responsabilité mais moom su ma doon moom du ma moso daw benn yoon parce que gars yi li ñu bëgg bu ñu leen ci fekkee bu yeboo ñu sawi. bu doonoon candidat sa gis-gis ci plan B xëy na. kooku plan B woom la moom ak plan A woom man de su ma doonoon moom laay wax. dama loo cay doon ci élection yi. da ngay samp nënd. bàyyi ma yeggale su foofu tuuti ba pare. su ma doonoon moom. du ma am plan A bay am plan B benn plan laay am mu neex leen mu naqari leen damay nekk candidat. yàgg ngaa nekk candidat élection présidentielle bii di ñëw lu cay doon saw taxawaay ànd ak kenn wala demal sa bopp Cheikh Bamba Dièye. bii mu nekk nii de si li ma bëgg man. ndax yàlla dimbali na ma suturaal na ma ba macha allah ba xaw ma yan candidat way am waaye day mën naa yëkkati sama loxo ci bépp anam en terme de comparaison bu dee crédibilité bu dee constance bu dee xam-xam. di nga ko def sérieux di nga ko def di nga samp sa ndënd Babacar di nga samp sa ndënd. Babacar defal nànk ndënd gi moom foog mu samp mais dama bëgg mu leer ba pare ma xamal la nan laay sampee ndënd gi. 10 secondes. li ma lay bëgg a wax mooy que ni condition yu mel noonu. moo tax ma yaakaar ne il faut que ñu am ay alliance yu rëy te loolu lay liggéey. bu sottee incha allah da nga xam ban boor laa féete mais teew nekk candidat yaakaar naa ne kenn gënu ma see crédible nag. Cheikh Bamba Dièye jërëjëf yéen doog jàmm.